mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di am mbégte bu rëy tey teew fii ci siège u taxawu Dakar taxawu Sénégal ñëw seet si suñu mag suñu xarit suñu wëllëree le député maire Khalifa Ababacar Sall ak ñëpp ñu mu àndal ci wàllu politique ñu ànd ak suñu délégation boo xam ne moom Adja Maymouna Dieye bi jiite jigéen ñi doyen Alla Kane mi ngi fii ñoom Jibi Gueye Ndiaye ñi mu àndal ñëpp ñëw ci cadre doxu nemmeeku doxu sargal doxu ngërëmande ci li nga xam ne doonoon na taxawaayu Khalifa Ababacar Sall ak ñi mu àndal ñëpp ci li xew fan yi ci réew mi mooy épreuve bi nga xam ne dund nañ ko te ma jàpp ma léegi ni sax ne jeexagul dafa fekk ci àdduna boo nekkee ci diggante ay nit bàyyi seen yitte bàyyi seeni activité daal di wëlbatiku ñëw taxaw sa wet boo dee gor bis boo féexee tuuti war ngaa dellu ci ñooñu ñëpp ne leen jaajëf rawatina nag bu dee ñooñu démb balaa tey di ñëw da nga seqoon ak ñoom ay relation yoo xam ne relation yu rafet la relation nawlante la relation collaboration la ak am ay mbébét wala ay yéene yu ngeen bokk loolu moo tax suñu diggante ak ñi ñu seet si tey jii kon monsieur le maire monsieur le député maire ñu ngi leen di leen gërëm ci suñu turu parti bi ñu bokk turu mouvement yi ñu àndal yépp waaye ñu ngi leen di gërëm ci turu tout peuple Sénégal bi yépp ndax li am dafa interpellé woon tout le peuple sénégalais te boo seetee ñi génn ne déet ku beew ba foog ne say militant dong la ndax nga sa bopp kon ci tiru ñooñ ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant taxawaay bi nag dafa am solo ndax laata dara di am moom monsieur le maire defe naa ci suñu avant-dernière rencontre xam nga ndax fàttaliku na ko maak moom ak Barthélemy ñoo daje woon di waxtaan Barthélemy di wax naan bu yóbboo nga xam ni waajib mi ngi ci sa tànk te dawal oto sax waratoo ko defati ndax boo dawalee oto mun nañu provoquer accident jaarale foofu jàpp la moom monsieur le maire dafa ne ay pexeem jeex na ci man dootul sañ yëkkati dara naan da koy teg ci opposant kenn ku ne ci ñoom li mu wax am na ndax pexe bi mujj naa antu kon côté boobu Barthélemy waxoon na li mu wax am na waaye sottiwul ni mu ko buggee woon kon li monsieur le maire wax am na it loolu day wone rek ni relation yu ñu am relation yu xóot la te ñi ngi doon liggéey ci lu bëree bëri laata lii di am moo tax bettuñu bu mu amee it moom monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp jóg ne lii duñ ko seetaan te dinañ ci taxaw noonu mu amee ci man nag te nit ñi massawu ma noonu laay dellu massawu ko moom parce que Sénégal yëpp gis na ni jaay nañ ko doole ci jamono nangu ay droit am tere ko mu mën a nekk candidat te boobu jamono mu bokkoon ci ñi gën a yelloo candidat ñi Sénégal yi gënoon a teg bët am yaakaar ci ñoom waaye yemuñ ci loolu dem na ba li sénégalais yëkkati ci seen kóolute moo xam mandat de maire nga xam ne waa Dakar ñoo toog ba mu neex leen ñu ne moom moo ñu dey te boobu jamono ñeneen a ngi taxawoon di laaj mairie bi te yoroon ay moyens yu mu yorul ndax ñoo bokkoon ci nguur ñu ne yelleefu sénégalais yooyu
nga xam ne ñoom ñu seet ku leen neex yelleefu Dakar waaye ñu seet ku leen neex ñu jox ko moom Macky Sall am na sa sañ-sañ ne nangu naa ko ci Khalifa Sall. ñu ne deete ki waay mu dem élection législative ñu jiital ko ci coalition mu dugal lu mat fukk ak lu ci tegu ay nu mu tuuti wala lu jege fukk ay député ci assemblée ñu ne ko kóolute googu sénégalais am ci yow ba jox la mandat député man menn Macky Sall am naa sañ-sañu nangu ko. loolu guléet la ci Sénégal jaay doole gu mel noonu kon ñu koy masaw di wax nag ni ci jamono jooju lañ ca mënoon ci xeex def nañ ko. lii xew ci mbirum Ousmane Sonko en réalité dafa dajale ay frustration yu bëree bëri li xew ci Karim bokk na ci, li xew ci Khalifa bokk na ci, li xew ci Guy Marius Sagna bokk na ci, li xew ci Assane Diouf bokk na ci, yooyu yëpp ba ci moom Barthélemy nga xam ne ba tey ji ñu ngi koy jaabanteloo tribunal demal ñëwal yooyu yëpp dafa daje ba Sénégalais nag lii c'est la goutte d'eau de trop. moo tax ci ni ñuy aborder mbir mi dégg nañu Sénégalais yi dégg nañu seen message moo tax ñu ne loolu lépp nag dañ ciy dellu siwaat moo tax ci poñ yi nga xam ne bind nañ ko teg ko muy ay exigence du ay doléance de ay exigence yu ñu teg la ne moom dina ko def wala ñu jàmmarloog moom point yooyu dañu dellu si gannaaw loolu yëpp donte am na lu mu jot a yàq ndax ku waroon nekk candidat ñu xañ na ko loolu dara mënatu koo remplacer waaye dañu ne bis ni ki tey dootuñu ko nangul loolu du moom mooy toog seet kan moo war a am liberté wala kan moo ko ñàkk kan moo war a nekk candidat wala du ko nekk kan la ñuy jox carte électeur wala kan lañ ko dul jox loolu constitution may ko kenn ak ko munti doon rawatina nag président de la république nga xam ne moom moo war a njëkk a tënku ci constitution boobu. kon looloo taxoon ci cadre tournée yi ñuy def fépp nañ fa dem mais fii dafa am importance particulière laata lii am wax naa ni am na jéego yoo xam ne ñu ngi ci doon liggéey te Sénégal yëpp xam nañ ko mooy taxawal kuréel gu yaatu front bu yaatu boo xam ne day dajale ñi nekk ci opposition bi yëpp. front boobu lan mooy jubluwaayam mooy faire face au pouvoir dictatorial de Macky Sall loolu moom mii moo ko initié woon te defe naa mën na ci njëkk a waxtaanal ci acteur politique doog cee dem waxtaan ak ñeneen ba ñëpp àddu woon joxe seen kàddu ni bëgg nañ cee bokk. loolu nag tey la gën a actuel parce que qui peut le plus peut le moins bu dee démb nga xam ne situation présenté wuloon ni mu présenté la ñu xalaat loolu waxuma laa tey jii nga xam ne askan wi yëpp won nañ ñu ni doyal nañu ci li fi nekk bëggatuñ ci dara askan wi yëpp won nañ ñu changement la ñu bëgg askan wi wane na ni ñun ñii la ñu àndal ñun ñu féete ci kujje gi parce que dëgg la ñu àndal te doyal nañu ci jaay doole gi ne ci dëkk bi moo tax ni ma ko waxee feneen ak feneen waaye fii la gën a amee sens parce que dama wax ni moom mii am na lu ñu waxtaanoon ba nekk ci di liggéey benn appel rek lay lancé mooy lu ñuy def rek nañ ko def ci lu gaaw parce que waxtaanu politicien dafa faral di gudd askan wi lu ñu woon mooy moom jiitu nañu buñ ko àndul def ci nu mu gën a gaawee ku ko jóg ci ñun def ko it askan wi dina la topp parce que askan yi locomotive la soxla fi mu toll nii mooy kuy xëcc mbir mi kon suñu responsabilité ñun ñëpp ñu xam ni mënatuñu toog fii di làkki tubaab di bind ay texte di corriger ñu naan diw wax na diw d'accord na ci lu mu gën a gaawee il faut ñu taxawal kuréel goo xam ne dafa boole opposition bi yépp mu doon kuréel gu dëgër boole toutes les forces vives de la nation mouvement citoyen bu yaakaar ni gis na boppam ci mbir mi mu nekk ci ñu ne kuréel googu nag bis ni ki tey li mu war a saytu ci dëkk bi na ko saytu waaye dootuñu bàyyi benn nit muy buur di bummi ku mu neex mu duma ku mu neex mu tëj ku mu neex mu brutaliser loolu jeex na ci réew mi. kuréel googu dépassé na cadre politique wala cadre compétition politique ñi ca mën a ànd nag ci politique bu ñu demee ba war a jub dëgmale élection ñoom dinañu toog waxtaan ànd dem ci politique. loolu suñu responsabilité ñun ñëpp la te en tout cas ñun Pastef bu soobee yàlla dootuñu ci xaar kenn
bëgg nañ ci ànd ak ñëpp waaye dootuñ ci xaar kenn politicien boo xam ne da ngaa yor say calcul yow mun nga toog def say calcul waaye fi mu ne nii c'est l'intérêt national qui est en jeu kenn amatul droit nekk fii di régler ay questions subjectives diw jote na ak moom lii diw xalaatuma ak moom lii loolu weesu nañ ko. loolu benn la ci njàngat gi nga xam ne jëlee nañ ko ci lii ñaareel bi mooy am na message boo xam ne askan wi daf ñu ko transmettre ñun ñëpp ci acteurs politiques yi mooy li muy xaar ci ñun mooy beneen façon wu taxawin ak beneen façon wu def politique. parce que jeunesse bi génn massivement wane ni liñ doon wax ci sénégalais amu ci parce que koo wax mu ne la sénégalais yi gëmuñu dara sénégalais yi ñemewuñu sénégalais yi tey wane nañ ni li am Sénégal defe naa kenn mësu koo gis Afrique ba mu daj kenn mësu koo gis te dara taxawalu ko lu dul une jeunesse consciente responsable et patriote. jeunesse boobu message boobu mu ñu envoyé suñ ko mënul décrypter ñun rek boo moytul ñun ak ñeneen yëpp la ñuy boole dugal ci benn sànni mooy li ñuy xaar ci ñun mooy ñu nekk à la hauteur du peuple et qu'on sache se sacrifier pour le bonheur de ce pays. je crois que message boobu ñun décrypter nañ ko Khalifa ak ñi mu àndal décrypter nañ ko keneen ak keneen décrypter na ko et ça dafa war a commencer dès maintenant ci suñuy taxawaay ak suñuy comportement ñu wane ko it mooy su dee ay ndaw ñoo pare pour joxe seen bakkan ngir réew mi ñun ñii ñoo war a jiitu ci loolu désormais mu jaral ñu loolu parce que réew mi da koo jar te loolu jàpp